waaw mbokk yi ñu dellu di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatulah mu mel ne ba léegi rek ñu ngi ci biir liggéey bi ñu taxaw ak kenn ci ñi nga xamante ni comme ni ma ko waxoon léegi ci kanamu mbaar mi la bokk muy Serigne Amdi Sylla mi nga xamante ni yàlla dogal na ci wetuk finance la féete mook Serigne Mor Thioune ak Serigne Khadim Sylla ak ñeneen ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi topp ci seen ginnaaw te teg liggéey bi seen loxo waaye mu mel ne tey jii nag bi liggéey bi tàmbali léegi dafa mel ni mooy coordinateur li jëm ci liggéeyu mbaar mi ndax Serigne Aliou Diouf mi nga xamante ni moo ko war a taxawee dafa mel ni dafa jëlal Serigne Amdi teg ko ci kanamam xëy na léeg-léeg xat-xat lay doon waaye sant nañ ci bu baax nag Serigne Amdi ñu booleel Serigne Amdi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la laaj liggéey bi ngeen ko tàmbalee léegi nga leeral ñu ci tuuti rek ci maanaam financement ak it lu jëm ci programme mbaar mi. def Serigne Mame Lamine ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi ci Leral TV yëpp di la sant bu baax tamit ci question bi ndax man comme ni nga ko waxee dama fay taxawee sax mën naa ni 3 casquettes ndax taalibe dëkk bi laa doomu dëkk bi laa loolu rek doy na pour bu liggéey amee ma ñëw ci waaye tamit bokk ci ñi ngànk daayira bi nekk ci waa finance en même temps le coordonnateur général Aliou Diouf dénk ma taxawaayu liggéeyu mbaar mi ndax moom xëy na xaw naa occupé comme ni nga ko waxee te man xaw na maa am jot tuuti maa ngi ci vacances mu teg ma ci diggante maçon yi ak daayira bi may doxal loolu kon mën na maa waxee ci casquette en tant que coordonnateur du chantier mais aussi en tant que membre de la commission des finances liggéey bi nag comme ni nga ko waxee nekk na loo xam ni lu jàppandi la lu yomb la ndax looy def rek ak lu mu jafe-jafe nga ànd ko mbooloo mi nga ànd ko ñëpp bokk ci benn pas-pas day daal di mujjee yomb te loolu moo feeñ ci suñu waxtaan ak maçon yi ndax biñ leen ci waxtaanee ak ñoom rek lañ jël mbir mi def ko seen mbirum bopp xam ni seenu dëkk la lépp lu fi am ñoo ko war a def même taxawaay biñ ci am ñoom moom lañ ci am ndax xañ na te yàlla dañoo dogal ñu taxawaayu daayira bi di coordonné waaye keneen mënoon naa nekk place bi ñu nekk nii ci ñoom maçon yi kon noonu rek lañ ko jàppee ba tax mu yomb lool ci côté boobu bu dee ci waa dëkk bi tamit lu ñuy def ñoom lañ koy defal ndax mbaar bi bu nekkee ci fii ci penc bi di mbaarum Serigne Sylla Tafsir mbaarum ñëpp lay doon événement buy mën di am muy màggalu ci la wala gàmmu wala laylatul xad daayira laylatul xad def seeni manifestation wala événement religieux bu mën di doon rek mbaar mi day nekk benn espace boo xamante ni dañ ko mën a occuper dina mën a faciliter lu bari loo xamante ni jafe woon na ndax ñëpp gis nañ dépense yi ñuy def ci ay bâche ak ay tentes bu événement yooyu doon am da daan xaw a bari rawatina ak léegi dañ koy moderniser nga xam ni dañ koy décorer ak yëpp loolu lépp daana jur xaalis boo xamante ni taxawal mbaar mi day am solo loolu moo tax biñ ko lancé rek ñëpp ànd ci moo tax mu mujj woyof lool ci suñu côté muy côté maçon yi ak sëriñ si sax ci boppam nga xamante ni dañ ko yëgee rek lañ ci joxe ndigal gën koo rafetlu ba pare yëkkati seen alal def ci ba pare di ñu ñaanal di ñu jox ay conseils yoo xamante ni sax loo xam ni sóoraale wuñ ko loolu tax na liggéey bi moom wax dëgg yàlla lépp yomb bu dee côté financier bi sax tamit nga wax comme côté boobu laa nekkee moom xaw naa am solo tuuti ndax li ngay gis ni muy nurul tuuti mën naa ne def nañ ci 2 millions dépense egg na foofu fer ak béton rek bi ñu ko jëndee muy gravier basalte bi ñu ko jëndee egg na 1,1 million francs kon loolu xam nga ni xaalis la ciment bi ñëwagul ak planche yeeg ak outil ñuy liggéeyee loolu lépp xaalis la waaye xaalis bi jàppandi na ndax ñi ko am nangu nañ ko joxe ndax ngi siñ ci la muy daayira bi muy xalif bi ci moom nga xam ne bi ñu commencé travaux yi rek yëkkati 1 million mu defee ko jàppe ko ci ba pare ñaanal ni loolu rek daa tax ñëpp tamit sawar cee ànd moo tax ba lu ñu soxla ci xaalis rek mu daal di mujj jàpp muy soxna yi daayira Maam Jaara rek léegi lañ fi yëkkati 50 000 joxe ko ak mobilisation xale yi ñi nga xam te ni xañ na seen koppar demewut noonu waaye mën nañoo tibb suuf tibb ciment nekk ay manœuvre vraiment jàpp nañ ci bu baax a baax nga xam ne ku ci nekk daal wet ga nga féete jàppe nga ci te na nga mën loolu tax na mu yomb loolu macha allah ok macha allah ba am ni ñi ngi santaat bu baax a baax ci leeral gi xëy dafa mënta ñàkk rek mbir boo ko jiitee nekk ca te bokk ñu baree bari kenn ku ci nekk war ngaa xam na muy doxee mu mel ni tamit am na beneen côté boo xamante ni man xaw na maa yéem ci liggéey bi ndax diiran bi ñu la ko jox yàggul lool te gis naa ni chantier bi ak ni ko taxawee man xëy naa gis la ngay tibb suuf di joxe barki dem bi ni mool di indi ay peel di indi ay soo yi ñuy tànke ndox meeg yooyu mu mel ni daal da nga ko maîtriser yow da ngaa yàgg taxawee ay chantier wala dañ koo xam ci yow ba tax ñu jox la ko wala nu mu demee noonu daal déedéet demeewul noonu sax xanaa taalibe buy liggéey kër sëriñam la rek ndax bu fekkoon ni dañ maa jël ma nekk coordonnateur ñu di ma fay may coordonné bu liggéey amaana loolu du ma ci fekk waaye taalibe
dëkk bi laa comme ni ma la ko waxee li nit ñi def loolu dama ko war a def léegi tax ci dolli nag xañ na coordonné ndax loolu dañ ma ko dénk waaye casquette boobu bu passé dama nekk taalibe man li nit ñi def muy tibb suuf ak ciment moo tax nga gis ma ni ma nekkoon ci looloo ko waral comme ni ko ñeneen ñëpp di defee rek ndax taalibe dëkk bi laa li ñuy def mën naa ko ma jàpp ci bu fekkoon ne xañ na mbooloo mi mate na ko nga xam ne damay toog di coordonné rek kon du ma ci takk sax wala kon it xam naa du bari waaye comme liggéey bi yaatu na mën naa am fu ma jàppee foofa loolu noonu rek la waaye du lu ma jàng du lu ma mas a def waaye comme xañ na xaw nañu am expérience tuuti xam nañu am as njàng tuuti loolu dimbali nañu ba ñu mën a wax ak nit ñi mën a coordonné mën a xool suñuy ay activité naka lañ koy planifier ba mën a dox loolu rek la waaye wax dëgg jànguma ko fenn. waaw macha allah mu mel ni comme ñun ñii man ak Cheikh Ngom ak ñi nga xamante ni nii ñoo ginnaaw bu nekkee ci yeneen si bi ñuy woowee Kilo-Wouté TV mu xëy na liggéey bi dëgg-dëgg ñun mënuñu ko waaye ñoo fi nekkandi kon dañuy laaj rek léeg-léeg ñu laaj leen loo xam ne du ngeen bëgg ñu laaj leen ko waaye lu mënta ñàkk lay doon parce que mbir mu nekk mu doon boo ca amee la jaaxal daraa war a leer mu mel ni affaire xaalis bi doon nañ ci wax nga ni côté boobu bu ci kenn wax mais dinaa ci wax man parce que dërëm boo xamante ni nit natt na ko ci daayira bi ci yow lay jaar sa loxo wala ñu róolu ko ci Wave wala Orange Money yàgg ñu ko seqal mu ñoom Sëñ Sall ak Sëñ Mor Cuun te man gis naa ni léeg-léeg xaalis yi ni envoyé ba ci jaayante màggalu ci gàmmo gi kon li ci bëri lu jaar ci sa loxo am na ci ay xaalis yoo xamante ni comme li ma waxoon léegi comme 150 000 yoo xam ne day manqué téeméer mbaa mu manqué juróom fukk mbaa 750 nga ni da nga koy mottali léeg-léeg nit dugal xaalis du fay frais bi te boo koy joxe yow da ngay indiwaale frais bi financement yooyu sew sewaan yooyu ngay xeeb dolli yooyu da nga ko waajaloon wala yow da ngay jaayante di ko def wala nu mu demee noonu ndax wax dëgg yàlla mel na ni mitiwul ci yow mais man gis naa ni bëri na ay xaalis yoo xamante ni yaa ngi ñu ko jox léeg-léeg bu ñu calculé ci carnet bi day manqué téeméer wala 1000 francs soo nekk benn nag wala ñaar du ma ko laaj waaye ban tàmbalee liggéey bi léegi maa ngi koy gis daa fekkoon nga waajal ko wut ab condamné boo xam ne te ngay coppate di ko mottali wala nu mu demee noonu ah déedéet xam nga demeewul noonu sax nekkul ni dafa am lu ñu denc ngir bu amee lu incomplet lu matul ñu mottali ko demeewul noonu dari rek comme ñi koy joxe ay taalibe yi dëkk bi lañ man tamit taalibe dëkk bi laa li leen war moo ma war comme man la ñuy jox bu manqué tuuti man ma teq ci sama wërsëg def ci complété mu mat loolu kese laa ci jublu ngir loolu mooy gën a neex a présenté fi ne nga ni xaalis mi ngi toll ci 280 000 wala 275 000 moo gën nga ni mi ngi toll ci 270 800 ah yooyu loolu noonu kër yu ndaw yooyu day xaw a jafe présenté boo koy présenté nga jël un chiffre rond mooy gën moo tax yenn vide yi bu matee nga xam li ko manqué bëriwul naa ko wàññi naa ko mottali te du ma wàññi dara ma mottali ko xaalis tamit loolu ngay wax noonu dugal gi ci groupe beeg yooyu da di mbir mu ñëpp bokk da nga koy defee façon bi nga xamante ni noonu la gën a leere ndax amaana ñuy jox yàllaa tax ñuy joxe suñ ci laa tax ñuy def kañuy defal gis na ko waaye du tee li nga xamante ni moom la doomu aadama yi moom mooy mu leer yow ginnaaw day jaar sa loxo dërëm boo jot rek nga wax ni jot naa ko fañ ko dugal tamit nga wax ni fii lañ ko dugal ndax loolu dina gën a sawarloo nit ñi dañuy dégg souvent Touba ca kanam di wax ni wax joo xam ne suñu Seex Gaynde Fatma moo ko doon wax laaj luñ man def fuñ xam nit ñi boo leen dee laaj ñuy joxe te li ñuy joxe xamuñu fu muy dugg wala amuñu ci leeraange nga war loolu mën naa waral bu ëllëgee boo laajee ñu bañ laa jox wala dootuñu am confiance yow waaw donte suñ bee tax ñuy def donte yàllaa tax ñuy def waaye dañuy bëgg li ñuy def à chaque fois ñu ci di teg bët loolu nag moo waral à chaque fois ñu dugg ci groupe bi di présenter ay addiye fu mu toll addiye daayira la moo xam wala ay jaayante wala lu mën di doon activité bu ñu mën def ba mu jàll tamit dañ tëral benn bilan wax ni xaalis bu ñu dajale woon fii lañ ko def fii lañ ko dugal ndax loolu mooy tax ñu jàpp ni xañ na wàccoo nañ ak la ñu dénkoon waaw buñ tant que defuñ ko noonu dañuy gis ni am na lu des si ñun moo tax ñu koy jéem a doxalee noonu. macha allah ba am ni xalaat bi rafet na man nag bu doon mën a la ci ëpp noonu nar koo kii laay coppati def ci sama poche ngir mu mën a nekk chiffre rond ndax chiffre rond rek la kon am na lu tuuti loo xam ne ñaanalu ma ko kenn nag yàlla bu mu dal kenn waaye bu amee ban conséquence moo ci mën a nekk mooy nga bokk ci la doon fi ab taalibe wala nga bokk ci dëkk bi doon doomu dëkk bi ñu liggéey mbaar mi ba mu egg ban war koo inauguré nga ñëw dugg ci biir ñoo ko présenté mu leer la ne mbaar mi sa ñaar dërëm jëmu ci ban conséquence la mën a juróom ab taalibe ah xam naa loolu de boo woor ab oustaz mu waxtaan ci def te yàlla tax wala dépenser ci yoonu yàlla loolu xam ne moo ma ci gën a placé wu pour man cee wax waaye xam naa ne daal am na njariñ daal ndax yoonu murid ci waxam dañoo xamut maanaam joxe addiya daf cee bokk xidma mooy liggéey te yàlla tax loo xam te ni séntuwoo ci dara loo xam day delluwaat si yow
loolu moom dafa yoonu murid looloo ko lal kon yow ci ni nga mën a jàppee xidma nag dafa yaatu nekkul ni rek def ndax am na yoo xam ne amuñu lu ñuy joxe waaye bu ñu wootee nga ñëw jàpp ci liggéey bi li nga mën bu dee ab liggéeykat nga bàyyi sax fay lañ la waroon a fay jàppee ko ci liggéey bi loolu tam xeetu xidma la ba ci xalaat boo xam te ni dina doxal liggéey bi loolu lépp ndax yooyu yëpp ngay mën a boole ngir am li nga bëgg muy xalaat yi muy jëf ji muy côté finance bi yooyu yëpp benn mënut a dem bàyyi sa morom kon fu ci nit jàppee rek baax na lii bon moom mooy bañ cee jàpp seetaan loolu moom laa xam ni baaxul ndax fii ñi nga gis ñu xëy fi subaak léegi koo ci doon fay journée bu doonoon beneen liggéey da nga koy fay journée loolu amu ci kon ñi ngi ciy jàpp doon ci xaj ne yëkkatuñu xaalis di ci def waaye noonu lañ ci mën a jàppe kon lu ci waay jàppe daal baax na lu toog di seetaan loolu laa amoon ci lu may tontu ci la macha allah gis nañ ay kuréel yu bari ba nag yoo xamante ni andi nañ fi seen addiya mu mel ne daayira Maam Jaara boobu ci la bokk ak ñeneen ñoo xamante ni dégg nañ ne ay kuréel la ñu ne ci dëkk bi waaye ñu ngi waaj ngir ñoo jàpp si ci liggéey bi mu mel ne am na kuréel goo xamante ni moom la ñuy woowee ci la sunu yitte kilifa ya ku mel ni soxna Fatma Sylla Baye Touba Sylla ak Baye Maam Tamsir Sylla bari na yéen ñoo xamante ni nii ña nga ca biir kon quelques mots en français nga wax ci soññe boo nga soññoon loo ci mën a résumé tuuti ak it ñoom ñooñee nga soññaale leen ndax ci biir yaa nga ci biir yaa docteur Serigne Sylla loolu ci indi rek bu gàtt ci mu français. waaw merci beaucoup je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez offert pour parler de ce grand chantier là de l'esplanade Serigne Sylla Tafsir qui est pour moi une infrastructure de qualité et qui devrait permettre l'organisation de grandes manifestations ici au niveau du village. Je veux nommer le Grand Magal de Thilla, le Gamou, le Laylatul Qadr et d'autres activités qui se déroulent dans le village. À chaque fois, on avait l'habitude de consentir de lourdes dépenses pour mettre en place une tente. Et c'était vraiment coûteux. Si nous avons cette esplanade-là, ça va nous éviter ces lourds coûts-là que nous avons l'habitude de supporter. Donc, j'en appelle à la mobilisation de tout le monde. Vous avez parlé du CRADET, qui est une organisation qui regroupe les petits-fils de Serigne Sylla et qui œuvre pour le développement du village et qui ne cesse de se mettre dans cette voie-là. La climatisation de la résidence Serigne Sylla Tafsir a été financée par cette organisation dont vous parlez. Et il y a aussi le puits du village qui avait manqué une pompe. En un moment, c'est cette organisation qui a acheté la pompe pour faire fonctionner le puits. Il y a aussi des réalisations qui ont été faites au niveau de la grande mosquée. Et il y a d'autres perspectives aussi qui se dessinent à l'horizon et que l'organisation va prendre en charge ou bien va participer donc dans ces activités-là ou dans ces projets-là. Parce que notre credo, c'est Thilla sunu yitte. Que tout ce qui est important pour Thilla, tout ce qui peut développer, ou tout ce qui peut rendre rayonnante la cité religieuse de Thilaounté, nous sommes dedans. C'était vraiment le credo de CRADET Thilla sunu yitte. Vous avez parlé de Baye Touba, de Sokhna Fatma. Moi, je les nomme des Baye Fall de Serigne Sylla. C'est comme ça, c'est ainsi que je les appelle, des Baye Fall de Serigne Sylla. Parce qu'à chaque fois, ils sont pour ce qui développe le village. Ils sont donc toujours dans cette dynamique de trouver les voies et moyens pour améliorer donc les conditions de vie des villageois et donc vulgariser l'œuvre de Serigne Sylla Tafsir.